asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn tuto bu gaaw boo xam ni pour dessert la pour lépp loo xam ne yaa xam ndax da nga am fête wala da nga bëgg a bégal sa njaboot kese donc tey jii nag tuto boobu lañ leen di indil donc dessert bi day nekk tarte bi nga xamante ni dañ koy def du am farine du am dara donc les diabétiques wala ki nga xam ne dafa bëgg a xool li muy lekk mën na ci gis boppam donc lii pour ñëpp la tarte bi nag dafay nekk à base de cacahuète ak ay noix moom la ñuy defee tarte bi daal di ciy boole aussi ñu def ci crème ci biir donc pour loolu nag li ñuy def mooy da ngay wut pour nekk li nga am gerte wala variété de gerte comme man ni ma amee fii maa ngi am gerte kemb bi mu nekk nii ngeen gis ko ma am aussi amande bi am aussi pécan moom laa fi yore ak aussi coco râpé bi nga xam ne amul suukar man moom laay utiliser ku nekk utiliser coco râpé bi nga am moo xam bu wow bi la wala nga jël sa coco bu tooy nga xar ko après rappel ko sa bopp yépp dina ko mun a def boo buggee benn gerte kese mun nga ko def donc dinaa soxla aussi pour li koy safal suukar tey jii maa ngi jël date laay utiliser bu la neexee ku buggul date mun nga ko bàyyi nga utiliser lem wala nga utiliser aussi suñu substitut de sucre yi dinaa soxla tuuti sirop wala lem dinaa soxla aussi huile boo am soit nga def beurre wala man huile de coco laay def nii donc loolu mooy dem ci ak tuuti sel dinaa ko soxla tamit ak tuuti cannelle loolu mooy dem ci kii bi ci tarte bi ci boppam maanaam li nga xam ne mooy nekk comme gâteau bi léegi nag liñ koy enfourrer nag li nga xam ne mooy nekk crème bi nekk ci biir li ñuy soxla mooy man bu ananas laay def ak boo xam ne dafay am crème de coco mooy lait de coco mais bu crème bi nga xam ne crème version crème bi boobu laa yore donc moom laay soxla naa aussi ananas donc ananas boo munti am bu fekkee bu lumm bi nga am nga daggal ko sa bopp dinaa soxla aussi tuuti citron parce que dama bëgg mu xaw a am goût citron bi noonu ci biir ananas bi dinaa soxla aussi comme niñ ko waxee rek crème de coco dinañ soxla aussi tuuti essence vanille ak agar moom utiliser woon naa ko fi bi may defar cake bi loolu pour dangal ko la après dinañ ñëw ci détail yooyu dinañ soxla tamit sel sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek daal di commencer defar kii bi ci boppam tarte bi mooy dough bi tarte shell bi voilà moom la ñuy defar donc dañuy ñëw daal di def suñu gis nga date yi dama ko dagg nii donc ku nekk yow yaay xool selon noo bëggee mu saf man environ 7 dates laa jël ma dagg ko bu nekk ci digg bi léegi da ngay daal di ñëw ma def sama gerte yi ak yépp ñoom laay def ak xeetu gerte yi daal bismillah donc environ 180 grammes gerte laa jël mu nekk bu fekkee mesure américaine la mu nekk a cup and a half moom laa jël ci gerte en tout et pour tout donc ma daal di jël 50 grammes coco râpé mu nekk environ half a cup moom laa def nii donc gis nga ma def ko ci biir léegi bu ko defee ñu daal di def date bi ci biir aussi bismillah voilà léegi ñu def aussi suñu pincée de sel voilà dañuy jël rek pincée de sel def ci pour mu am goût tuuti bismillah voilà léegi nag ñu daal di ñëw def tuuti ci sirop bi donc environ benn kuddu bu ndaw laay commencer déjà bismillah gis nga ma daal di jël aussi équivalence su ñaari kuddu yu ndaw ci huile de coco wala beurre bismillah voilà léegi nag ñu daal di def aussi tuuti cannelle bi c'est selon votre goût bismillah man damay bëgg a def mu xaw a kii tuuti mu xaw a saf tuuti voilà léegi nag ñu tëj dëbb ku nga xam ne amoo robot mun nga ko def ci mbuus
jël sa bant wala kuur yooyu dóor ko wala benn pool rek dóor ko tojate ko daal noonu nga koy def bismillah. voilà duñu bëgg mu mokk rumbax mais dañu bëgg mu tojate ba nga xam ne dinañ ko mun a après def ci kii bi tarte pain bi mooy kii bi ñuy defee tarte yi daal bool biñ ko nar a dugal. voilà gis ngeen suñu kii bi pare na suñu pat bi nga xam ni moom la ñuy jiital ci suuf pare na donc li ngay def mooy ki nga xam ni moom bëggul def cacahuète ak yooyu su ko neexee moom mu def ko comme presque comme cake comme tarte daal di jël affaire bi def ci rebord yeeg yooyu farine mu def ko à base de farine bu boobaa après bu ko defee ñun li ñuy def ci biir moom lay def ci biir mais lii pour changer le un peu donc mu ngi nii l'essentiel mooy li nga bëgg mooy na nga fexe ba nga xam ni dina mun a gis nga collé wu nii loolu mooy def ni du tas daal boo koy dagg ak yooyu donc dama koy sorti ci man ci tarte bi laa koy présenter donc fii laa koy defee nga xamante ni su ma ko dindee dafay am kii ci rebord yeeg yépp daal voilà xaaral ma teg nii léegi ñu jël daal di koy pousse ci rebord yi kii bi nànd ngeen ko parce que defaroon nañ fi beneen tarte boo xam ni tamit boo xoolee même concept bi la woon même chose la woon bi yoon rek li ñuy def ci biir mooy différent bii moo ma dàqal voilà ñu fexe ba mu dugg ci crevice yi yépp nga xam ni soo ko dindee day rafet ba bëgg a dee ma jël sama kii pour mu dimbali ma rek nga xam ni dinaa ko gën a mun a tas ba nga xam ni féppay tolloo du am fenn fu gën a junki mboroomam loolu la ma spatule bi di dimbalee des fois mun nga jël par exemple benn comme kaas wala yooyu nga jël ko utiliser ci ginnaaw ni taat bi mu dimbali la ba nga xam ni di nga ko def mais man personnellement jubuuma man su ma koy def damay am tendance di ko loqati comme bu fekkee ni bu tooyee nii la daal gis nga mi ngi nii di niveler fu ne yépp donc nii la ñuy continuer niveler bu ñu paree dugal ko ci frigidaire bi en attendant ñuy defar crème bi nga xam ni moom la ñuy def ci biir daal incha allah. voilà léegi pour defar li nga xamante ni crème bi nga xam ni moom mooy nekk ci biir suñu tarte bi nag damay soxla incha allah ananas voilà donc ku nekk rek bi nga am man pot bi laa yore tey donc moom laay utiliser lu ci mat ñaari kopp laa soxla. xaaral damay jël ñaari kopp damay daanaka xaaral ma blend lépp rek après li des ma kii ko ma conserver ko dina baax ci ay jus bu fekkee matul voilà léegi dama koy purer après natt ko bu matee ñaari kopp rek baax na ko voilà gis ngeen purée naa kii bi pineapple bi mu nekk ananas bi ba pare donc léegi damay daal di def équivalence su genn wàllu kopp muy environ comme li ñu wax sànq rek peut-être 50 millilitres wala 100 laay def daal bismillah selon rek mi ngi dépendre selon yow tarte bi ngay def nu mu toll voilà gis nga boo amul crème bi mun nga jël lait de coco seulement crème bi dafa nekk rek moo gën a dang mais aussi moom moo ëpp kii nu ñu koy waxee moo gën a creamy quoi voilà moo gën a dang mi ngi noonu donc moo tax ñu choisir ko léegi nag ñu jël suñu turmeric bi muy curcumin bi donc curcumin bi dama koy def non seulement à cause des bienfaits mais aussi daf may yokkal ci couleur bi fii li ma soxla mu mel ku bëggul curcumin wala amoo curcumin soo amee accès ci safran mun nga ko utiliser aussi bismillah nga xamante ni daf koy jaunal bu baax wala nga bàyyi ko nii parce que couleur bi yépp dafay rafet aussi tamit voilà léegi ñu daal di jël suñu citron bismillah da ngay def rek lu la neex man lu doy ni benn kudd bu ndaw laay def équivalence donc ma daal di jël tuuti rek ci suñu lem sirop wala sucre wala substitut de sucre bismillah ma def ci tuuti parce que du saf voilà léegi nag
ñu daal di koy purée yépp. bu ñu purée yépp ba pare dañ koy yóbbu ci gaz bi ndax liñ ciy def agar agar bi. ku amul agar agar parce que loolu c'est pour mu dangal ko la nga xam ne après di nga ko mun a dagg te du tas du def dara. ku ko amul am na benn kii boo xamante ni maanaam comme gomme arabique. loolu sama sœur Khadijatou ci New York maa ngi koy nuyu moom moo ma ko dama ko fàtte woon complètement mun nga ko utiliser tuuti ngay jël bu mokk bi rek nga daal di koy mélanger ak kii bi walaale ko comme ni ñuy def nii comme gis nga ni ñu suñu yaay yi daan defaral nga xam ni boo daan am yenn façon biir yu metti yeeg yooyu mu defal la buy ak daakande même chose la noonu rek nga koy defee bu ko defee yow nga xam ne di nga ko mun a teg tuuti ci gaz bi mu xaw a tàng tuuti rek bu ko defee comme ñun ni ñuy nar a def nii au lieu de agar agar kii bi ngay utiliser daakande bi mu nekk gomme arabique bi incha allah bismillah. voilà gis ngeen léegi comme li ma leen waxoon sànq rek comme wal nañu suñu kii bi ananas bi daal di si def lait de coco mais aussi def si tuuti kii curcuma donc fii lañ koy sotti pour mun a ñëw def agar agar bi bismillah. gis nga bu la neexee nga kii ko nuñ koy waxee segg ko ak yooyu mais man duma ko segg léegi nag damay daal di ñëw pour def ci agar agar bi nag li ngay def du bari parce que dafay gaaw a dang loolu man damay jël ñaari kuddu yu ndaw rek daal di ko siy def dafa gum naa benn donc deuxième bi laay ñëw def nii dafa deuxième baa ngi nii voilà rek ñu commencé nag yëngal donc fi mu nekk nii li tax ñu koy tàngal c'est parce que agar agar bi lañ bëgg moom mu seey complètement te kii moo koy seeyil nuñ koy waxeeti chaleur donc il faut mu togg fii ba nga xam ne day seeyi complètement parce que moom day xaw a jël peut-être ay 2 à 3 minutes incha allah dina fekk dina def mu seeyi bu ko defee ñu mun a continuer fay gaz bi donc daal di nettoyer tuuti avant bàyyi ko mu xaw a sedd tuuti rek avant ñu koy sotti ci tarte bi ci boppam nag bi ñu defoon ci frigidaire bi. voilà gis ngeen suñu kii pare na suñu crème bi nga xam ne moom mooy dem ci biir donc man par exemple quantité bi ma def ci sirop walla sucre ak yooyu yow yaay xool su la neexee nga yokk ko mais man comme yéen ñëpp ni ngeen ko xamee man bëgguma lu saf suukar noonu donc moo tax dama koy xaw a wàññi tuuti loolu yéen li ci des moom c'est selon votre préférence personnelle donc moom la ñuy def nii léegi nag su la neexee nga def ci tuuti essence. maa ngi siy def tuuti essence vanille tuuti rek tuuti parce que bëgguma changer couleur bi bismillah voilà gis nga soo paree gis nga nii te li ma leen di wax rek agar agar boo pour nga xam ndax pare na il faut ngay laal kii bi di ko laal boo toggee nii jël sa loxo laal ko su fekkee yaa ngi sentir ay grumeaux ci biir rek mooy agar agar bi seeyeegul donc nga xaar nga patienté waat tuuti parce que yàggul peut-être maximum bi nga xam ne moom lay jël du dépasser 5 minutes te c'est très 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 rare pour muy yegg sax ba foofu donc nii ñu xaw a bàyyi ko mu sedd tuuti nii rek léegi nag ñu daal di ñëw sotti ko ci kaw tarte bi bu ko defee ñu daal di koy su la neexee nga bàyyi ko walla nga dugal ko ci biir frigidaire bi nga xamante ni le temps ñuy ranger les fii et puis defar suñu préparer yi nga xam ne moom lañ koy décorer incha allah donc ñu def bismillah. yaay xool rek léegi ñu xaw a dindi bulle d'air yi nii. parce que dañ bëgg mu liis yépp nga xam ne du am benn bulle voilà kudd bi rek laa si laal nii fu ma gis bulle d'air rek ma laal ko ak kudd bi voilà gis nga déjà mi ngi rafet te pareegul sax far donc mu nekk rek lii ak kii bi crème bi ak n'importe quel fruit nga ko mun a defee gis nga boo ko xoolee nii sa xel dina dem ci mangue mun nga ko def ak mangue aussi mun nga ko def ak ay fraises mun nga ko def ak ma xool lan la ñu utiliser sapoti par exemple daf si neex ba bëgg a dee donc mi ngi noonu yow rek yow yaay xool lan même màdd nga jëloon màdd def ko comme jus noonu mu da ciy neex loolu même buy aussi nga xóoyal ko buy bisaab yooyu yëpp da koy def donc ki nga xam ni voilà amul agar agar aussi beneen option bi nga am mooy surtout tarte yu mel nii nga xam ni à base de fruits la bu la neexee mun nga jël kii maïzena nga xóoyal ko walla nga jël tuuti farine nga def comme si kuy togg domoda noonu
du dang carrément parce que soo ko bàyyee après day dang nga def tuuti farine rek si ndox wala maïzena nga daal di ko koy xóoyalee même résultat bi tamit ngay am donc ñu daal di dugal ko fële moom même boo ko dugalul si frigidaire bi dafay kii aussi comment ça s'appelle dafay sedd tamit quoi dina toog dina dang voilà donc ñu daal di koy dugal après ñëwaat ak yéen incha allah. waa kon gis ngeen pour suñu dessert bi li ma leen waxoon si ananas bi voilà lii la dafa nekk nii ngeen gis ko ma jëloon yu pot yi donc lii côté bii nii partie bi c'est optionnel li may def mooy dama koy daal di xaw a sauté fii tuuti rek nga xam ne dafay xaw a doore bu ko defee pour décoration bi la rek moo tax nekkul lenn ku ko amul mun nga ko bañ a def du bàyyi ko man dama koy def pour mun a rafetal suñu cake après suñu paree incha allah suñu tarte yi voilà donc dama ko dindi rek si pot bi yi ñuy def si pot yi la ma teg ko si sopalin wala torchon pour dindi excès wu ndox bi rek léegi noonu laa koy jëlee ma daal di koy teg si poêle bi mi ngi doon tàng bismillah gis nga damay soxla tuuti couleur rek ak dindi ndox bi nga xamante ni suñ ko tegee si cake bi pour décorer ko du tooyal cake bi encore tarte bi man lu tax ma koy wax cake rek gis nga mu ngi nii laa koy def sauté ko quelque chose comme ay 1 minute 2 minutes ça dépend rek bu ko defee ñu daal di teg ko à côté nële di xaar nag léegi cake bi pare ñu daal di ñëw décorer incha allah. voilà gis ngeen suñu tarte bi pare na donc dañ koy commencer bu la neexee nga bàyyi ko nii dagg ko mais man dama koy décorer tuuti avant ma koy dagg comme li ma leen waxoon sànq lii moo taxoon ma jëloon kii bi ananas bi daal di koy teg léegi nag ma daal di jël tuuti gingembre bi nga xam ne dañ ko cristalliser mi ngi nii soo ko amulee nga mun nga ko bañ a kii mun nga ko bañ a utiliser man dama koy jël nga xam ni dafay baaxaale ci digestion gars yi ci boppam voilà léegi ma am tuuti pétale en rose bu rose bi nga xam ni dañ koy lekk dañ koy togg moom laay jël daal di koy décorer affaire yi éparpiller ko nii rek nuñ ko sentiree nii noonu lay rafetee waaw dinaa soxna xam naa lu verte donc menthe laay jël naanaa menthe am naa ko donc moom laay jël rek daal di koy complété. waaw kon nag mbokku jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tarte bi nga xam ne tey dañ ko def te mu nekk à base de kii pineapple mu nekk ananas ak aussi coconut cream mu nekk crème de kii coco moom lañ ko defaree. mu neex loolu macha allah te rafet ci gis-gis tamit loolu donc ñu daal di koy décorer ngeen gis ñu jëloon suñu ananas bi nga xamante ne dañ ko sauté ci kaw kii bi ci kaw gaz bi noonu daal di def suñu jinjeer bi nga xam ne dañ ko cristalliser aussi ak ay rose ak naana yooyu loolu lañ ko garniré donc di leen wax ni décorer daal di leen wax ni essayer leen ko neex na lool te gis ngeen togg bi yëpp mi ngi nekk rek ci bi ñuy defar agar bi noonu donc jëlaluñu sax 10 minutes togg donc 5 minutes la nga daal di même pas nga daal di pare donc def yëpp frigidaire bi defaral la li ci des donc émission bi nag tey maa ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde plus particulièrement sama njaboot gi bu nekk soxna Fatou mi nekkoon ci caméra bi tey soxna Bousso jox ko sëñ Moustapha ak soxna Binet daal di koy jox aussi sama borom kër du ma ko bàyyi ginnaaw sëñ Madiama dinaa ko may aussi bu baax a baax ak di ko jox tamit famille Dia mu nekk sëñ Papa Dia Assou Dia ak sama doom yi foofu nekk ñoom Matou Marème ak aussi Fama duma bàyyi ginnaaw sama beneen doom bi nga xam ni moom béek rek lay def mu nekk soxna Muna moom tamit maa ngi koy Muna Seydi di nga ko koy jox ko Papi ak Mouhamed aussi di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di ko essayer di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Sani wasa